Salam alaikum, chers internautes de ADN TV, la chaîne leader où l'information notre ADN tey nag ñu ñëwaat ci seen émission bi nga xamante ne moom mooy leader dans son domaine comme ni ngeen ko xamee dafay dem vers la rencontre ci ñi nga xamante ne la ñuy yëngatu leader lañu ci domaine boobu tey nag ki ñu dalal mooy docteur Pape Moussa Thior moom la ñu fas yéene àndal ci émission bi di leader dans son domaine dañu koy nuyu bu baax a baax ñu bàyyi ko mu nuyoo ak internautes yi ñuy seetaan docteur ñu bàyyi la ak suñu internautes yi nga nuyoo ba pare. Adja Arame maa ngi leen nuyu di nuyu say téléspectateurs. ñu ngi lay fay bu di baax am mbégte bu baax di leen dalal ci seen émission bi. di ñaan yàlla mu defal ñu waxtaan bu neex waxtaan bu am njëriñ. allahumma amiin waxtaan boo xam ne day dugg ci nopp te du fatt nopp. xam naa présentation bi nag du yomb xam naa dañ ciy comp tuuti rek ki nga xamante ne moom mooy docteur Pape Moussa Thior moom expert la en santé en 1992 docteur en médecine à l'UCAD 1997 master en santé publique en 2002 master en paludologie université Shanghai Chine 2009 master en business administration alors côté expérience professionnelle ngeen may ma tuuti rek parce que xam naa ne catu ba ko mais CV bi moom moo xaw a riche alors en 1995 ba 1999 mu nekk médecin chef district bu Bignona 1999 ba 2004 mu nekk médecin chef district bu Popenguine 2004 ba 2011 mu nekk directeur programme de lutte contre le paludisme au ministère de la Santé 2011-2014 directeur technique projet ARM3 pour le compte de MCDI avec résidence à Cotonou 2014-2018 conseiller paludisme au bureau de l'Organisation mondiale de la santé en Haïti de 2018 à 2020 directeur technique de projet Impact Malaria xam naa am na yeneen ak yeneen macha allah donc docteur est-ce que présentation bi des na wala am na leneen loo ci bëgg dolli. waaw am na loo tëb lu am solo nag. loo oui xam ne wax dëgg yàlla. il faut que nga mentionner que mooy 92 ba 94 dama nekk médecin chef du corps de troupes armées. d'accord. te loolu tax mu am solo mooy man li ma nekk. ci wàllu formation. ci wàllu nit ki ma doon armée moo ko def. d'accord donc du jaadu. ñu def sama présentation te loolu génn ci. d'accord mais sinon li ci des yëpp macha allah. d'accord bu ñu fàttaliku si jamono bi nga xamante ne Covid 19 bi bëri woon na coow mi coronavirus bi moom dafa génnoon def benn déclaration mu ne nañu vivre avec le virus wax ne virus bi nag dafa bëgg li nga xamante ne moom mooy ñi ne tàngaay la wax ñi ne seddaay la wax mu mel ni nag jamono bi ñu toll li docteur Pape Moussa Thior waxoon mel na ni Sénégal loolu la ñuy dund alors docteur du ma la ne sax nan nga def ba jékki-jékki wax loolu parce que expert en santé kenn du ko wax loolu mais jamono boobu nga xamante ne feebar bi dafa tiitaloon àdduna bi yëpp yow nga jug rek tëb génne déclaration boobu noonu nan la dikkee. en toute circonstance il faut rester professionnel. rester professionnel mooy man bu dee dama nekk docteur su ma tiitee musiba am. dëgg la su ma paniqué musiba am ndax ñu bari ci askan bi yow la ñuy déglu yow docteur bi nga xam ne yaakaar nañ ne yaa am xam-xam ci mbir mi. donc man peur ak panique dama koy teg fële damay nekk koo xam ne je suis professionnel dans ce que je fais. ma seetlu woon jamono jooju ne feebar bi ñëw feebar la boo xam ne mu ngi lëmbee àdduna bi dëgg la wax dëgg yàlla mais na mu doon lëmbee àdduna bi ca France ca Italie Amérique wax dëgg yàlla demaloo woon noonu Sénégal loolu moom dama ko seetlu. te ñëpp seetlu nañ loolu wax dëgg yàlla ñëpp seetlu nañ loolu moo am lu ñu jàngaloon ñun ñëpp maanaam booy jël décision ci affaire santé publique. décision ba ngay jël da nga koy teg ci information yi nga am ci sam réew. mënoo koo teg ci li ñuy wax scénario maanaam nga élaborer un scénario du pire ne su ma deful dara nangam dana am et en fonction de ça ma jël décision loolu santé publique nangu ko. santé publique lu mu nangu mooy. dëkk ba nga nekk nga xool information ya nga am nga sukkandiku ca jël décision man loolu rek laa def dama toog xool ne Sénégal jamono jooju dëgg la feebar baa ngi fi woon waaye jamono ji ñu daan jël mesures yi tëj jàkka yeeg yooyu boobu feebar bi rayagul kenn ak école yeeg yooyu waaw boobu feebar bi rayagul kenn ñi ko amoon bariwuñu waaw man ma toog ba ci yàgg ma ne waaw man lii yéeme na di man de lii ma jàngoon ak lii ma gis fii daal wax dëgg yàlla du yenuwul maanaam ñu invité ma ci benn émission boo xam ne dañu doon wax la conséquence économique du Covid 19 c'était le 28 avril 2020.
booba xam nga nag man yàlla dafa def man ci askan wi lay dund. Adja Aram ma seetlu lenn loo xam ne dafa amoon cim réew mi mooy nit ñi dañoo commencé woon na sonn. trop sax. dafa am ay nit ñoo xam ne samay wóllëre lañ ñii ñoo ma yar ñii noonu samay mag ma bokk ak ñoom xam leen depuis ba ma nekkee tout tànk ñooñu musuñu ma ñaan dërëm. ma jékki ba ñooñu di ma woo naan ma docteur boo defut nangam kër gi kenn du añ. jamono ju metti woon. waaw sama yaram daw nag ma daal ne waa mais lii metti na de non seulement metti na mais gisuma la ko fi jar wax dëgg yàlla gisuma la ko fi jar. ma waxtaan ak samay xarit ay docteurs yu bari mais ñi nga doon waxtaanal dañuy nekk ñoo xam ne ay docteurs gouvernement bi lañ li may wax ñu mënuñu ko wax ci laa ne nag man mii su ma noppee lii ba deewaale ko suñu borom dana ma isaab. dana ma laaj mais est-ce que duñ taxaw foofu parce que boo nee docteur gouvernement bi dafay xaw doy waar. waaw ñëpp taxaw boo nekkee docteur xam nañ ne da ngay taxaw nga waat est-ce que nekk docteur gouvernement dafa war a tax nga tayle bakkanu askan bi. non du tayle bakkanu askan bi. li tax yow li nga def ñoom juguñu pour def. mënuñu ko def mënuñu ko def déedéet. lu tax duñ ko def dañ leen di dàq wala. man suma doo fa yendu coor li mu wax ku ko wax doo fa fanaan coor la mu wax. bu ma nekkoon ci gouvernement man liggéey naa ci gouvernement pendant plus de 20 ans bu ma nekkoon foofu du ma ko wax à moins que ma décidé changer ne damay génn te même am na ci ay sama xarit yu ma waxtaanal nee naa leen bu leen wax mukk li may wax. ñoom ñu ngi foofu ñu ngi woon foofu ci biir. ci wax ñu de génne la. non non dañ lay dàq te jaru ko wax dëgg yàlla jaru ko. da ngay naxante rek. mais man consultant international la liggéeyuma Sénégal aw ma mënuluñ ma dara. mais musuñu la woo parce que comme dañu doon faral di wax ne lu tax duñu woo experts yi nga xamante ne ñoo nekk ci domaine bi maîtriser le domaine de la santé en tant que docteur monsieur Thior yow est-ce que woo nañ la wala bi nga waxee taxul terewul woowuñu la ci dara yow ba tey. non woowuñu ma mais loolu du sama problème man ñu bañ non seulement woowuñu ma mais man bind naa président bi wax ko li ma xalaat yaakaar naa jot na ko. waaw parce que am na ñu ma fi ma jaar nee nañ ma président liir na li ma bind. donc li tax ma yëkkate sama kàddu loolu ci la bokk parce que su da ngay wax ak nit au moins ñu tontu la wala ñu recevoir la mais ñun mosuñu ñu tontu task force boobu man ma génn ci. ne lii amul njëriñ te mënu ma nekk ci askan bi gis nit ñi ñuy souffrir ma war a wax ne du ma wax. loolu moo tax ma yëkkati sama kàddu te la ma wax. ci xam-xam laa ko teg. d'accord te ba léegi xam-xam weddiwu ma. d'accord ñu bëri ñenn ñi une partie de la population dañuy wax ne que santé bi ministère bi ñëwee ku mel ni ministre de la santé Diouf Sarr dañu gis ne que dafa am ay avancées yu bëri ñeneen ñi ne président de la République du Sénégal Macky Sall moom moo fi indi avancées yooyu est-ce que yow en tant qu'expert partagé nga avis boobu ndax santé bi dafa suux wala da nga gis ne que dafa jëm kanam wala am na ay pas. sooy xool vraiment am na effort yu bëri yu ñu def. am na effort yu bari yu ñu ci ban fànn. non infrastructure yi par exemple boo seetloo semaine passée. ubbi nañu bon ñetti hôpitaux yu bees. ay hôpitaux de niveau 3 loolu tamit bon xam nga kenn du ne loolu du dara. def président Macky Sall def na lu bari ci wàllu santé. ministre bi fi nekk def na lu bari loolu kenn du ko weddi mais des na lu bari itam. semaine bële passée semaine bi ñu waxee ni ubbi nañu ñetti hôpitaux yi. Kaffrine ak xawma fan ñetti hôpitaux yi. mais semaine boobu yéen seen confrère am na ci ñetti ñu ci am accident. ñu faatu ba faatu ci yàlla na leen yàlla yërëm. yàlla na leen yàlla yërëm. blessé yi fu ñu leen yóbbu. blessé yi fu ñu leen yóbbu blessé yi hôpital principal Dakar lañ leen indi. parce que amaan na ci. déet man kay dama ne bu dee ci àll bi Kaffrine nag fi ñuy wax noonu am na hôpitaux yu bees yu baax yu am matériel ba ñu indi yëpp bu dee loolu yëpp am na lan moo tax ñuy jëlee malade bu accidenté. Tambacounda di ko indi ba Dakar. d'accord mais est-ce que bon ok. déet man kay damay poser question rek man xaw ma ci dara xam nga man damaa gëj ci dëkk. c'est la grande question. mais daal damay laajte rek. c'est bon de construire des hôpitaux. mais c'est bon d'investir aussi dans les ressources humaines. effectivement. maanaam Sénégal foofu dañ fa xaw a tardé. gis nga spécialité da nga jékki-jékki ñu naan la Sénégal ba mu daj. fukki ORL ñoo fi am ak. ay téeméeri gynécologue wala ay ñaari ORL loolu dañ ko war a. va dans les régions du sud. dañu war a former en masse. dañu war a former en masse. former étudiants yi ñu def spécialité ORL yu bari dermatologue yu bari
gynécologue yu bari gis nga nit spécialiste yi suñu baree rek soo gisee ñu naan diw dañ ko affecté fii mu bañ da ngeen a bariwul rek ci loolu laa bëggoon ñëw bu ngeen baree parce que xam nga yaa ngi wax formation en masse mais xam nga si ñun Sénégal mënuñu comprendre jafe-jafe santé ñu ne la am na association boo xam ne ñu ngi ko dutee association des diplômés chômeurs donc loolu ci domaine santé nit ku ko dégg da ngay jaaxle. voilà donc loolu yëpp ay politique la gis nga médecine c'est un métier par essence libéral man sama doom mu ngi def médecine il est en 5e année mais tous les jours li may dugal ci boppam mooy ne bul xaaral ku la wax ku la jox liggéey da ngay liggéeyal sa bopp comme avocat bi comme cabinet. Mais s'il n'a pas les moyens de le faire parce que liggéeyal sa bopp aussi. On a toujours les moyens. Ah mais comment parce que par exemple tey ku génn ci domaine santé peut-être que mënoo ubbi sa bopp cabinet mënoo def lii li nga mën mooy dem uti liggéey uti xëy. boo ubbee sa palanteer di faj bés bu ne nga laaj ci 500 balaa moo yàgg. nga am loo ubbee cabinet boo ubbee palanteer kenn du. non dama misaal noonu. ñii di chômer lii kon lu xew. du ñu ay chômeur dañuy wax lu leen neex rek ñu ngi am fu ñuy koccaatu di am li ñuy liggéey maa ko wax télé laa koy waxee docteur buy chômer amul docteur bu ñi lay wax dañuy chômer ñëpp dañoo bëgg ku leen employé ci gouvernement bi te loolu yaakaar naa ne pour man manque d'ambition la. docteur. États-Unis docteur bu ñu embauché ci gouvernement da ngay considérer ne yow échoué nga. dëgg la médecine c'est un métier par essence libéral. waroo toog di xaar gouvernement bi recruter la. donc ñiy wax ne danoo nekk en chômage dañoo bëgg juste gouvernement bi recruter leen da ngay ñafe nga fexe dem liggéey en privé. économiser suffisamment lu tax nga ubbi sa cabinet. cabinet bi mais da ngay dem Fongolemi mi nga ubbi ko fa. da ngay dem Matam nga ubbi cabinet foofu. foofu def fa dara amul bëgguñu fa dem. mais donc tu as choisi le chômage loolu kenn mënu ci dara. mais Sénégal gii ñuy wax ni médecin mënu fay chômer soo demee Kédougou boo ubbee cabinet da nga am client. boo demee Matam nga xam ne benn médecin moo fa am da nga am client. donc loolu ay man du ma gëm yooyu. dëgg lay wax la d'accord alors peut-être que loolu message la bu jeunes yi war a dégg. parce que si sa biir expérience professionnelle ñuy gis ne vraiment dem nga Bignona donc foofu ci région du sud bi ak yooyu te jeunes yi léegi koo affecté ne ko demal foofu santé mu ne la non ñi ñuy affecté sax ñu ngi wër pour ñëwaat Dakar. mais parce que dañoo bëriwul mooy li ma la wax rek politique la gis nga politique soo nekkee gouvernement da ngay am vision. da ngay def la massification da ngay former des centaines de gynécologues former des centaines de ORL des centaines de pédiatres. parce que gouvernement bëggul investir ci formation post-universitaire alors il faut que mu investir ci. médecin boo nekkee docteur rek généraliste nga donc il faut que ñu def formation bi 4 ans la. da ngay may bourse yi xale yi ay bourse ñu nekk ay spécialistes ay réanimateurs ay anesthésistes gis nga bu ñu bari. le problème il est réglé d'office. man médecin militaire la. d'accord. am na ay temps bi ñu nekkee boobu médecins yi bariwuñu dañu doon jël médecins militaires yi ñoom la ñuy yóbbu ci gox yi sori yi ñoom lañ daa yóbbu ay Tamba ñoom lañ daa yóbbu ay Kédougou mais léegi médecins militaires nekkatuñu fa. mais xam nga ku def formation armée tam mënul bokk ak benn. mais dama la bëgg wax ne dem nañu ba civil yi léegi ñoom ñooy xëccoo dem Tamba ñooy xëccoo dem Kédougou parce que dañoo bari. donc spécialité yi c'est la même chose soo amee politique de massification bu spécialité yi bare dañuy xëccoo pour dem dans les régions. d'accord mais bu ñu bëriwul nag la valeur d'une denrée dépend de sa rareté. d'accord ba tey chers internautes yéen a ngi seen émission leader dans son domaine suñu deuxième partie émission dañuy dugg docteur Thior mi bëgg dugg ci langue politique bi docteur nee na nag léegi nag maire Sindia la bëgg yóotu docteur mënoo woon yem ci santé bi nii rek. lu tax nga ne docteur day bëgg dugg man dugg naa ba ci biir maa ngi ak sama ñaari tànk. dugg nga nii ba pare waaw toog kay. farankulaay nga ba toog farankulaay. alors docteur bon idée boobu nan la jukkee rek nga ne attends léegi xaaral ma ñëw nag dugg ci langue politique bi comme ni nga toogee nii. ñu bëri ñi ma xam ba ñu déggee ne Thior dafay politique dinañ am lu leen jaaxal. parce que politique d'habitude dafa nekk milieu boo xam ne bon comme ni ko sama. mag daa xarit daa mboj di waxee milieu layam la donc man j'ai un franc-parler boo xam ne xëy na ñu bëri nañu kii va pas réussir en politique mais lu tax ma soobu ci politique bi dama am lu ma metti lu bari loo xam ne fa ma dëkk muy Guéréo dama ko fa gis maanaam damay toog sama kër ay nit ñëw fëgg sama kër docteur man de sama toolu maam dañ koo jaay sama toolu baay dañ koo jaay maa ngi ciy topp ba sonn waa kan moo ko jaay waa mairie loolu yéeme na de tous les jours ñii ñi ñëw di ma clamé loolu problème mu ndox docteur ñun amuñu ndox école yi problème
am na keroog benn xale bu ma ne man docteur damaa sonn. maa ngi doog a tàmbali jekkee école bi xale yi bu ñu génnee ci école sama kër la ñuy naanee te damay jënd ndox sama douche la ñuy sama kër la ñuy demee cabinet dafa tuur ndox. te sama fosse su feesee maay fay 25 000 ñu vidé ko loolu dafa métti. donc gis nga boole yu bari yooyu. ma dem ba ci yàgg ma ne wax man ñii boole yi may boole man du ma gouverneur du ma préfet du ma sous-préfet du ma maire. te ñu ñëw di ma boole lii moo waxtaan ci ak benn góor mu ne ma coor gis nga boole bi ñu lay boole lii yëpp yaakaar la rek. nit ñi dañ laa yaakaar. ma daal di décider ne nag man à partir de ce moment là vu le fait que man li ma Sénégal defal. parce que man Sénégal Adja Aram Sénégal defal na ma lépp. ñoo ma formé dugal ma ci université ma jàng ba jeexal musuma sama benn fan àdduna bi fu ne dem naa fa visité naa plus de 50 pays. yoo xam ne suma liggéey rek moom fa yóbbu di woon pour vacances am passeport diplomatique passeport Nations Unies macha allah loolu la ma Sénégal defal su ma ñibbisee sama réew mënumaa toog di gis sénégalais yi ñuy jàmbat loolu ma ne non sama yoon newu ci te ni nga ko mën a fajee mooy nga futteeku dem fañ koy fajee maanaam fa askan wi di joxe kàddu mais nga leen joxal ma sama kàddu parce que man askan ma joxe kàddu leen wër mais seen suuf du ma ko jaay. mais li ma la déggee nii boo waxee dafa mel ni Sindia amul dara doxu fa. mais Sindia amul maire parce que Thierno Diagne la tudd. xaw ma nu mu tudd amul maire. xanaa Thierno Diagne la tudd de. amul maire Sindia amul maire. dëkk bu amul maire. am na daal ay courtier yu fa nekk yoo xam ne ku ñu gis dinañu ñëw ak conseil yi ñëw ne la yow sa tool bi toolu maam la amul kéet boo dof-dofloo boo ko jaayut gouvernement bi mën naa xëy jël ko xam nga ab baykat boo ko waxee loolu ngay liggéeyee maire wala nga nekk conseil boo ko waxee loolu xel day jaxasoo mu ne la jaayal ma te jaay ba nga koy jaay. yow sax boo moytul la nga ciy am yaa ko ciy ëppale ndax 10 parcelles yu ne buñ ko daggee ñoom dinañ am ñett ça veut dire 33% ba pare sax xëy na xaalis bu ñëwee ñu séddoo ko ak yow pratique yooyu moo am Sindia ay courtier lañ duñu ay maire donc man du ma leen tuddee maire la mairie est très noble pour ces individus là léegi nag ñun dañ taxaw pour dégager leen nan dem seen yoon kenn bëggutul ñu toog foofu nan dem ñu indi fa ñoo xam ne am nañu xam-xam am nañu jaar-jaar am nañu relation am nañu bëgg seen réew parce que nag bëgg sa réew dafa am yoo xam ne da nga koy rus gis nga li tubaab di wax il faut éviter de vouloir créer des îlots de prospérité dans des océans de misère maanaam yow nga fekk foo xam ne ñàkk gi dafa bari nga ñëw fësal sak am te am bi yëpp tegoo ko ci leen lu dul njuuj njaaj di changer oto di tabaxee kër loolu ku ne war nga ko moytu ci suñu réew bu mel ni nga xam ne ñàkk bi dafa metti nit ñi ku leen dimbali mais ndax yow jàpp nga ne tey waa Sindia tey bu ñu la tabboon maire loolu mën nga ko lijjanti li nga xam ne mën naa ko lijjanti wax dëgg yàlla loo xam ne soxlawul benn moyen mooy njaayum suuf yi moom day dagg loolu moom xam nga soxlawu ma moyen moom parce que di nga am fulla ak fayda goo xam ne say conseillers di nga leen woow ne leen bu leen ma demal ci village yi di proposer village waaye ñuy jaay seeni suuf parce que jaay suuf wóorul Adja Aram dinaa ci ñëw suuf dañ koy liggéey paysans yi mën nga leen a boole en coopérative ñu def ay 8 hectares 10 hectares 20 hectares nga wutal leen ndox ñu fay bay ay papaay man dama am benn projet papaay xam nga Adja Aram xam nga ne mais est-ce que dinañ nangu bay aussi tamit ay waxtaan la rek mais ñoom ay baykat lañ mais am na jeunes yoo xam ne dañuy am non waxuma jeune man waxuma jeune ak ku mu mën a du maamu baykat te duñu nangu bay aussi non waxuma jeune mais ñi nekk kiiw Sindia mais ay baykat lañ ak ay nappkat mooy seen métier ñi nekk côté Guéréo bu dee Guéréo moom dañuy nappkat yi voilà bon malheureusement géej gi amatul jën donc ñooñu est-ce que xam nga ni 1 hectare de papaye ça fait 2500 plants avec espacement 2 mètres 2 mètres soo defee la culture la papaye produit au bout de 8 mois à 12 mois si la production est bonne tu peux avoir 35 à 40 millions par hectare. Ah bon? Wallahi. li ma lay wax nii du luñ ma nettali. ok parce que man dama am tool foofu am naa fa 8 hectares. di ko exploité papaye bi waaw. ok exploité papaye am fa ay ginaar yu ñuy def am fa citron et tout. donc du luñ may nettali. d'accord donc nga jël paysans yi organiser leen. donc man suma projet dafa nekk ñu constituer sama commune day nekk une commune productrice et exportatrice de papaye. Parce que su ma amee 10 hectares dans tous les 19 villages di ko def papaye. mais on va exporter la papaye. d'accord loolu peut-être moom mooy programme bi xam nga bëri na. bëri na côté mbay côté agriculture dama ci junj côté agriculture mais bind naa lépp teg
d'accord mais est-ce que Sindia parce que ndaw Sindia yi aussi comme ni may gisee nit yi parce que ndaw Sindia yi amuñu entreprise yu nekk Sindia mënuñu liggéey fenn. ak a bëri entreprise mais du tax carrière yi ñu ngi fa. il y a le port de Ndayane qui vient il y a l'aéroport. tey jii commune bu amoon ay hôtel. mais est-ce que jaayuñu ko ñeneen ñi étranger yi aussi. loolu tam problème la. xam nga tey jii boo déggee ñu ne Israël dal na ci kaw palestinien bon nga am ñeewante am lu la naqari. mais li ñu la waxul mooy ca njëlbeen nga mais palestiniens ñoo daa jaay seen suuf juif yi 1947. juif yi njëkk a ñëw Palestine dañoo jënd ay 100 hectares 300 hectares 1000 hectares. bu ñu ñëwee muy jaar ñaar fukk ñu fay lañ juróom benn fukk. bu ñu demee ba am doole. la ñu lëkkaloo ko anglais ak occidentaux yi. ñu dàq naar yi. jaayu suuf wóorul te Sénégal gii nag képp ku fi ne. parti boo mën a ne war nga wax ci loolu. ndax du fi ma dëkk rek ah du si njëriñ zone boobu de déedéet. bëri na fi quand même. dëkk bi yëpp ñu ngi koy jaay. loolu baaxul ko caxa-caxajee c'est vrai loolu baaxul nanu bàyyi loolu. am na pays am na peuple yoo xam ne amuñu suuf. soo xoolee les Kurdes les Arméniens les Gitans c'est des peuples nomades amuñu suuf. ñooñu bëggoon nañu jot ci suuf. ñun yàlla dimbale nañu ba ñu am suufu Sénégal. nan ko ñàkk man def naa Haïti 5 ans. Haïti gis nga Haïti. pour nga am fa 1 millimètre carré laa wax. boo nekkee gan mënta ne. ah mais wax nañ dëgg. bay ci tant que nga lëkkaloo da ngay lëkkaloo ak benn haïtien. mu am 50% nga am 50% nga mën a investir ci suuf. wax nañ dëgg moo tax loo ci gis duñ joxe seen suuf. ma nekk loo ci gis. Sénégal nag da ngay jóge fële. kenn xamul ñu jox la 100 hectares c'est vrai billaahi. wala nga nekk ab Sénégalais di laaj 200 hectares ñu jox la 200 hectares pour nga béy nga ne yow da ngay béy. ñu jox la ko nga dem jaay ko. d'accord alors boo jógee ci loolu beneen point boo xamante ne bëgg nga ci jàppale encore population Sindia muy. gannaaw boo xeexee ba nga xamante ne njaayum suuf parce que loolu moom boo ko defee xam naa waa Sindia. non mais xam nga loolu amul effort. waaw njaayum suuf dakkal ko loolu amul effort. da nga koy bëgg nga def ko. man bëgg naa ko dama koy def. mën naa ñëw ne première année bi muy ñëw du ma signé benn kayitu jaayu suuf mën naa ko def en tant que maire. naa kenn du ma forcer ma signé ko. soxlawuma ko man du ma jaay suuf wallahi du ma ko def. d'accord donc loolu. beneen bi ci topp mu am solo trop. mooy éducation bi. gis nga damay dégg ñeen naan santé avant tout man non éducation avant tout parce que ñun santé bi ñuy def dafa soxla nit ki ngay wax ak moom muy dégg. nit ki boo ko jàngalul na ngay wax ak moom pour mu dégg. donc éducation bi dafa soxe ñun dañ ci bëgg a def investissement boo xam ne école yooyu nga xam ne kenn clôturé wu leen. mais on va les clôturer salle de classe yi doyul mais dañu yokk salle de classe yi enseignants yi mais dañuy signé ak ñoom ay convention bu école bi jotee ñu ñuy jàngaleel xale yi. parce que man dama bëgg avant suma mandat di jeex ma am candidat au concours général ay lauréat concours général te concours général soo ko bëggee am da nga koy télépréparer. da ngay jël les 5 meilleurs élèves de chaque établissement. nga boole leen ak élèves ñu leen di suivre. fukki bachelier ngay jël inscrire leen dans les instituts Dakar. jàppale la. daara yi fa nekk. ñu gis ndeysaan ay sëriñ daara yu jàmbaare ñoo nekk Sindia mais amuñu moyen. da gis benn sëriñ daara buy ñefe ba ñu jox ko benn pàkk. muy dëbal ba tabax benn rez-de-chaussée nga ñëw visiter ko mun la docteur fii de fii la taalibe yi di fanaan mais nga tabaxal ko R+1 bi jàppale ko defal ko ay subvention wàññi kii wàññi wóor na ma ni sëriñ daara yi ma gis boo fa dugalee ñaari saaku ceeb weer bu ne diwlin ak suukar xale yi dootuñu yalwaan boo seetloo réew mi ni muy doxee fu ñu caŋee fu réew mu yëngu ñu ne dem leen seeti Sëñ Muntaxa billaay dëgg la. dañ leen seeti Sëñ Abdou Aziz. saa bu ñu jommee de moom la ñuy seeti ñoom la ñuy seeti. waaw mais pourquoi nag ñun. te ñooñu la ñuy yëngu ñun ñu koy soofantal. dëgg la même boo jàngalee see doom école tubaab tam. bu vacances jotee da nga xale yi dem daara tamit dëgg. donc loolu ñun ñëpp dañ koo fonk. mais nañ ko commencé. ñu jàppale leen bu baax. dinañ am citoyen bi ñu bëgg. parce que ñi génn daara sonaluñu kenn. doo leen gis ñu grève doo leen gis ñu yàq doo leen gis ñu taal ponam. d'accord. laajuñu kenn liggéey tam. mais foofu ngay investir say moyens. te ñun bu ñu amee mairie incha allah dinañ leen jàppale bu baax. d'accord mais nii avant nekkaguloo maire xam naa peut-être. mais dama am association ma wax la. mais yaa ngi doxinu maire bi daal. dama am association boo xam ne. man daara rek laa jàppale. d'accord c'est que nag. association fu mu nekkee fu. non xel-xeli liggéey la tudd fii. xel li liggéey. gis nga am na ñoo xam ne dañuy defal dara. photo ko vidéo ko man loolu dama ko rus. dëgg la. musuma ko def. wane ko fësal ko ñëpp gis pourtant lu bari ñu ngi koy def. mais ci suuf. mais ci suuf ngeen koy def. waaw dëgg la.
allazina yunfiquna amwaalahum bil layli wan nahaari sirran wa alaaniyatan suñu bon wax bu la neexee mën nga koo fësal mais ñun dañoo préféré def ko ci suuf te def ko yàlla ci rek suuf te tax yàlla rek tax parce que nit ki doo ko dindil dignitéem koo jox dara ba pare foto ko wane ko fépp pour man am na lu des wax dëgg yàlla. d'accord alors monsieur Thior docteur ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ndax waaye ni nga wax nag neex na torop xaw ma nag xam naa dañuy toog nag ñu ñaanal la nga nekk maire Pape Cheikh Ndeye Ndiaye bés bu nekkee maire dañuy dem ba Sindia yóbbu suñuy caméra xool ndax monsieur le maire docteur li mu wax yëpp ndax am na Sindia parce que lii njaayu suuf moom dina teg waaw loolu kay li am problème ba bañ tabu la maire rek waaye xam naa ne bu ma jaañ jàppee moom du baax ci man sa xarit la dégg naa jaañ xaw ma ko sax. ah xamoo ko ah yow nooy dëkkee Sindia te maire ba xamoo ko la amuñu maire bàyyi nga amuñu maire ñun kay dañuy wut maire la ñuy wut. d'accord merci beaucoup docteur ñu ngi lay sant bu baax a baax di la jaajëfal le mot de la fin balaa ñu bon maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax vraiment di rafetlu seen liggéey di ñaan yàlla na yàlla ubbi seen allahumma amiin jërëjëf waay seen kàddu mën a yegg amiin salaamaaleykum wa rahmatullah yow mi nga xamante ne leader nga ci domaine bi ngay yëngatu dinañ la fekk fa nga nekk ñu sekk ak yow waxtaan bu am solo waxtaan boo xamante ne askan bi bu ñu ko déggee dina am ci ñoom njariñ sant nañ ko gërëm nañ ko waaye internet yi yéen tam dama leen di sant di leen gërëm ndax ni ngeen te li nga xamante ne mooy ADN TV kontaan nañ ci bu baax a baax yéen a ngi koy seetaan ci Sénégal ak ci àdduna bi yëpp du ma fàtte nag ñi nga xamante ne ñooy sama équipe team PC ak Ndeye Ndiaye sama monteur également Dia maa ngi koy jaajëfal merci à tout le monde ñu jox leen rendez-vous très prochainement ci beneen numéro leader dans son domaine merci à tout le monde et au revoir